Ok, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm bu baax te di ko sàkk ci yéen retour de votre émission lu ay di jàmbat tey jii ñu nekk fii ci Ouest Foire Cité Canada ñu seet si une femme battante di madame Loum Ndeye Barou Diop. Ndeye Barou Diop doon koo xam ne elle est diplômée en informatique de gestion et gestion des entreprises Ndeye Barou Diop def na Dubaï def na Malaisie def na Chine def na Inde et j'en passe. En 2015 madame Loum a décidé de rentrer au pays. Et a créé l'association FEM l'association boobu de tudd Femmes Émergentes. En 2016 elle signe son entrée dans l'arène politique dans le seul et unique but la réélection du président Macky Sall mu nekk mouvement boo xam ne mu ngi ko tuddee Falaat Macky Sall. ki ne seet si tey en 2017 elle est nommée la meilleure cliente de la banque CMS Crédit Mutuel du Sénégal en finançant 4000 femmes. foofu nag en 2017 la mais ñëwaguñu ci biir waxtaan bi tey jii fan la toll ci financement yooyu ndax romb na loolu. En 2018 madame Ndeye Barou Diop est élue meilleur leadership féminin et dans cette même année elle reçoit le diplôme d'or décerné par Ndakaaru Festival. Le 29 décembre 2019 loolu nag nekk mbégte képp koo xam ne sénégalais nga madame Ndeye Barou Diop est nommée l'une des meilleures femmes de la diaspora, Trophée Diaspora Awards, initié par les cadres de la diaspora, l'ambassade de Canada et l'Union européenne. ki ñu seet si ñu fàttali leen ko moom mooy madame Ndeye Barou Diop. Madame Ndeye Barou ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi lay jaajëfal ci accueil bi tey ñu yàkkamti woon la gis lool ndax am na loo xam ne tey jii actualité la te kenn mënu koo romb mu nekk mbas mi nga xam ne am na ci dëkk bi nga jiite woon ay femmes te xam ne jigéen mooy meññeenteefu àdduna. ñu nekk sa ginnaaw nag yaakaar loolu ginnaaw yàlla mais balaa ñoo dugg ci waxtaan boobu yëpp ci dimbali gi nga leen daan dimbali ak fan la liggéey bi toll dañuy wax tey lii di Covid 19 nekk mbas moo xam ne dafa dugg ci àdduna tey boo doon def sa bilan ba fii ñu ñëw tey lan lay doon. asalaamaaleykum monsieur Darmanko maa lay nuyu di la ziar. di nuyu képp ku fi nekk tey fekkee li ñuy def tey mu sa émission bi. di rafetlu nag. ndax mënoon ngeen bañ a tànn madame Loum. parce que bi ngeen may oo sax xamu seen numéro. dëgg la yéen a def seen recherche. ba ne tey madame Loum dañuy jël def ko suñu invité. kon tey bu ma ñëwee madame Loum toog ak yéen franchement je pense que question wala ma war a poser rek war naa cee mun a tontu à cœur ouvert. dëgg la donc ci wàllu Covid 19 bi. maa ngi nuyu képp koo xam ne yàlla def na ba nga ko fekkee dem nga ba ànd ak wér ba toog tey di ko nettali. di seet ñi nga xam ne yàlla dafa def ci ndogalam. ñooñu am ci jàngoro bi ba tëdd hôpital. waaye di jaale mbokk ñi nga xam ne aussi. du ñàkk fayda moo tax ñu dem. du doyadi moo tax ñu dem. te lépp Covid bi moo ko indi. yàlla nag bu indee ci àddunaam ndogalam. te jaam bi amul lu dul accepté. parce que yàlla du juum. yàlla du juum. waaw pandémie bi metti na mais dafa am lu mu bëgg redressé. moo tax mu wàcc ko. te yàlla na def dara par hasard. kon nag bu ñu dollee rek ne alhamdulilah ñaan ko mu jëlee ko fi. dina ko fi jëlee ndax lépp lu muy def rek ku jaamu moo tax. dëgg la waaye tey ku yàgg a financé ay femmes di leen dimbali ñuy liggéey di gis seen bopp tey lu mel ni am yaakaar nañ ne dañ la koy laaj rek pour nga leeral ñu ko waaye xam nañ ne am na loo ci def mu doon lan. effectivement financement bi ma egsee jóge voyage comme ni nga ko waxee. dama nekk bitim réew di liggéey. man madame Loum ku ma xam ne je n'ai jamais fait de la politique. parce que li politique laaj muy wor muy jaxase ay nit wax lu dul dëgg tas yaakaar. man ma néew ma loolu. looloo indi musuma ci lancé wu. mais bi ma ñëwee xool le programme du président Macky Sall ma lire ko maa ngi ne à l'étranger ma gis mu créer PSE. mu nekk benn multitude de petits projets. nekk lu am importance. loo xam ne loo ci liir am nga loo ci mën a génne. lu mën a dimbali sa askan. te man développement laa mës a gëm ma ne kon su ma naree toog di jël ay nit ñu weex. ñu di ma liggéeyal di yóbbu ci seen dëkk. di enrichir seen njaboot. pourquoi pas ma indi sama initiative bi. indi ko sama réew jàppale ko sama askan. lii moo ma tax a jógee bitim réew. daal di ñu toog egsi nag xool terrain bi. bi ma xoolee terrain bi dama xool les couches yi nga xam ne moom laa wax ma vulnérable gaa mais couches yi nga xam ne ñoo fi ëpp importance. parce que tey jigéen boo ko defaree. askan bi baax na. nga jëlaat xale yi jàppale leen mu gën a tee baax. kon couches yooyu ñoo fi gën. ma ciblé leen nag
jël femmes yi ak ñoom jël jeunes yi ak ñoom bi ma commencé nag sama activité dama xool ne nit loo koy mënti def te àndul ak formation soo ko liggéeyee yàqu na parce que avant may def financement am na ñu ma fi jiitu doon financé ñu naa fekk fi financement yoo xam ne daawuñu fay banques yi di am problème femmes yi duñu nangoo am accès ci banques yi parce que dafa amul benn mythe bu amoon ci banque bi ak population bi donc man bi ma egsee man rapprochement boobu laa njëkk a def pour wane leen ne banque bi nekkul loo xam ne dafay diabolique ci yéen mun nañu fexe ba ngeen am link bi directement ngeen di liggéey ak ñoom di fay parce que tamit loolu mooy développement nga ñëw indil leen ay formation di leen jàppale ñu leen di encadrer di leen jàngal en économie pour ñu xam boo yoree xaalis lan nga ci moom war koo lekk lan la ci banque bi moom soo ko jaayee nga dem verser ko organiser leen ba ne leen ba leen jotee financement bi système bii ngeen di doxee ba su fay jotee di ngeen fay à l'heure di ngeen fay à temps banque bi du loru yéen aussi doo leen loru formation boobu daal jëkk defal leen formation céréales locales parce que léeg-léeg nit am moyen soxlawul financement mais soxla na pour liggéey ma defal leen ay formation je suis concentré comme ni nga koy gisee man duma naan du local parce que ma dama gëm sama réew donc li ma mën a defar nit ñi mën koo naan te mu nekk ay produits ci sama dëkk dama koy utiliser di ko former jigéen ñi ñii ñu jàngal leen agriculture bio nga lekk loo xam ne day ànd ak sainteté lu set lu sell doo soxla engrais yu bari doo soxla dara te dañ la koy jàngal sa espace nu mu toll war nga faa mën a bay même bu dee ñaari tomate yooyu lekk te doo ko jënd donc loolu yëpp dama ko former ci jigéen ñi bi ñu xamee ne def nañu loolu ba pare ci laa doog a jógee nag doog a dem rencontrer di structure yi nag ku ci mel ni comme tey li nga wax Crédit Mutuel du Sénégal ñu baax loolu nag ñoom ñoo ma tegal seen programme boo xam ne foofu laa ko fekk ñu tuddee ko siggil jigéen ñu tegal ma naka lay demee ma dem former femmes yi indi leen premier lot bi moo nekkoon 4000 femmes yi yëpp fay ñu jëlaat ñeneen indi ba bi ñuy paree ñun di clôturer ak ñoom dem nañu ba nekkoon 10 000 femmes yoo xam ne Crédit Mutuel ci dooleem moo leen financé ñoom ñëpp sur le territoire national nag parce que nag femme émergente dafa nekk mbooloo bu xaw a takku parce que tey financement kese soo mënee génne 10 000 femmes femme bu nekk andil la 100 personnes kon ñaata njëta ngo te doo mën a ñëpp am financement donc loolu rek nekk sa calcul war na la permettre su ma la waxee nous sommes au nombre de 660 000 waruloo ko wetti parce que ñii am tey jii financement bokkul ak ñi bénéficié woo ci financement Madar parce que aussi damay liggéey ak société Madar 1500 groupements de femmes Madar accompagné na ma jox leen ay produits ñuy jënd di jaay di leen may ay takkusaan di leen renforcer ci seen capital ba jox ma billet màkk ma mayaat jigéen ñi Madar defal na ma loolu kon bu ñu yoree association bu toll noonu ci biir Sénégal bi ah ñuy liggéey ba Covid bi ñëw mënuñu toog baisser les bras mais dafa am loo xam ne dangay ànd ak moom li ma naan man ak corona bi dama dundoon moom comme des rails dañuy jàkkaarloo mais duñ la daje mais doguma la mais lan mooy secret sa secret financement parce que tamit dañ koy waxtaanee lan mooy secret bi donte xam nañ ne tamit cité nañ ne tamit loo jàng la mais tamit lan mooy secret bi ba lépp tamit di demee noonu. moo jaaxal ñu bëri bu fekkee mën nañ ko wax. waaw boo dee secret. ça veut dire que stratégie taxaw na boo dee ba ne secret rek. loolu mooy wane ne stratégie taxaw na parce que tey fi may jaar ba financé samay jigéen. ak fi may jaar ba samay jigéen bu ñu leen financé ñu dem fay kooku sama secret liggéey la. ndax tey ki nga xam ne mu ngi lijjanti say mbir. kon financé woon na rek sànni leen maanaam mën na ne sax seen avocat nga. voilà oui. xam nga tey da ngay boot ay nit. femme suivi. waaw ànd ak ay nit. mais am na ku lay lorñe de l'autre côté. sa bëtam la teg ci yow. mais li nga xam yow boo ko étalé nii tegal ko carte sur table mais su la bëggee ëlbati jaxase la day yomb ci moom. mooy secret bi. da ngay liggéey sa liggéey mais da ngay jàpp sa njàmbur rek toog la ko tax a jóg moom bu ñëwee du fekk la ma doon xool si leneen lay gis day jaxasoo parce que day jàpp ne normalement nii la war a demee fekk du demee noonu mooy secret bii ngay wax parce que 10 000 femmes nga financé leen ci Sénégal bii
dem leen réseau yaa ngi ne la c'est pas donné à n'importe qui mais dama ko teg ca la ma jàng parce que ki jàng gestion ba yor ci ay diplôme génn taxaw kooku defe naa ne war na mën a gérer doomu aadama ndax loolu laa jàng. dëgg la sama métier la donc bi ma ko jàngee nag dama ko appliqué. te financement yooyu amul frontière fii ci Sénégal. képp kuy sénégalais mën nga ci bénéficier. man bi may liggéey. ex avant may am mouvement. di ko tuddee le président Macky Sall. boobu maa ngi ci association apolitique tuddee ko femme émergente. maanaam ku bëgg a tekki rek te dem ci kaw kaay ñu ànd liggéey. quel que soit parti boo bokk. quel que soit foo bokk politique ak politique parti beneen loolu du moom ma tax a jóg man sénégalais bi biy noyyee le drapeau sénégalais xam ne tey fu la hymne national fekk nga taxaw marqué ko fu ñuy xëccee drapeau nga taxaw marqué ko en tant que le sénégalais duñu laaj ban parti nga bokk parce que tey boo romboon tey police ñu def levée de drapeau sañoo romb parce que boo rombee bu ñu la dabee lu ñu la lay wax ban parti nga bokk duñ la ko laaj parce que citoyen sénégalais nga man foofu lay formuler man sama drapeau lay dund bi ma liggéeyee nag ba xam ne li may liggéey jigéen ñi nangu nañ ko mais ku nekk am nga foo féete man ci président Macky Sall laa féete xam nga loolu day am ndax moo ma tax a dugg ci politique donc tey su ma ñëwee ba ne président laa féete sañ naa nag ne la ma jot a liggéey ku ci ànd ak man ba élection jot est-ce que mën nañoo ànd ngeen mayal ma président seeni carte sañ naa leen ko ñaan parce que tey boo ñëwee monsieur Darmanko nga nekk borom kër ca biir kër ga sa salaire la ñëpp yaakaar ma jël sa jabar financé la ko sa goro ba ca biir kër ga ma joxal la ko madaar mu jaay ca buntu kër ga jëlal la sa doom yóbbu ko mu ngay jàngi soit ma amal ko bourse étudiant wala ma utal ko loo xam ne tey ji ma ngay liggéey nekk ci multi service am ka nga xam ne jàngul ma utal ko tool soit ma ngay élevage wala ma ngay agriculture wala ma ngay pisciculture wala ma ngay bio. gis na boppam ci élection jot. duma la ñaan. yaa ñëw ne man madame Loum foo bëgg ma fekk la fa. man ne président Macky Sall laa soxla dama voté ma ko kàttan. ndax dafa gis boppam ci réew mi. ndax ba ma ko tuddee Frat Macky. en 2019 dès le premier tour. fu ma jëm ñu reetaan ma. may leen yàlla mooy may te loolu laa gëm. yàlla du gàccal jigéen. dëgg la te damaa gëm loolu. dëgg la yàlla du néew dooleel xale. te damaa gëm loolu. man maa jël sama mouvement tuddee ko le président Macky Sall. ne nag dès le premier tour yàlla suñu gémmi yëpp am barke. kon la ñuy ñaan mu dëkk ci ñun bañ demee ba élection ñëw ñu naan mën naa nekk mënta nekk waaw tey ba mu nekkee lu gars yi def ñëpp ngi noppi toppaat ci ginnaawam di liggéey parce que seul le travail paye te ku nangu xam ne le président Macky Sall day liggéey. donc li ci des nag. mënul ñàkk bris de galerie mënul ñàkk ci dara mais lu ñëw rek dañ ko gérer ba mu jàll moo tax bi Covid bi ñëwee man leen nag femme émergente aussi mënul toog ci lan laa ko defee dama ñëw xool gis ne suñu mbokk chrétiens yi temps boobu la tombé ak pap bi ma dem seet chrétiens yi nga xam ne sama doole ci lu mu antan tollool ko ñu mën ko defal leen ay seen pañe ndogu yóbbul leen ko may leen di nuyu au passage chrétiens yi nekk Parcelles Assainies ndax ñoom ñëpp jot nañu seen i pañe ma daal dee ñëwaat ñu dawal tuuti ku ne xam ne ni pap ak korité gi ak koor gi dafa jege yoo ñu daal dee koor lépp ci biir mois d'avril bi la ma jëlaat musulman yi defaral leen ñee ma mayoon leen 150 pañe musulman yi ma ñëw defal leen 300 pañe yóbbul leen ko lépp nag ci fonds propre parce que li sama doole antan kese loolu laa mën a def ñu nekk ci biir corona bi aussi président joxe ordre pour ñu def ay masque jàppale ko askan bi mu di samay madaar may leen ut samay ay loo xam ne ay gel de meleur ay savon ordinaire ay javel ay jetol produit madaar yu baax yépp ma oo jigéen ñi di leen ko yónnee ñuy defar ci seen koñ ay sensibilisation ut sama ay masque defar ko may leen ku nekk yóbbu parce que lan pour sauver des vies kon tey bu ñu demee ci rythme boobu ba président ne levé na ko tey mayaat nañu reprendre activité yi mais di sóoraale suñu coronavirus bi man aussi ma jógaat war a lancer lii nga may laaj ci biir Covid 19 bi lii laa ci liggéey war a reprendre nag samay activité lancement financement yi nga xam ne 2020 la ñu war ko def fu mu nekk nii à partir de demain. tey jii ci financement yi bu amee mais financement yi bu amee ñoo xamante ne dañu waroon nekk en activité war a fay tey jii lu mel ni Covid 19 taxaw est-ce que tamit yaa ngi liggéey ci apaisement bi pour mu oyof ci ñoom. bi ñu demee ba war a def financement bi Covid bi ñëw dañ ko arrêté
dañ ko arrêté pour 2 causes. Première cause bi président dafa joxe ndigal na rester chez vous. bu dee yow dafa am kilifa goo gëm. mu ne rester chez vous ñu tegal la milliard ne la milliard bi de boo ko joxee gars yi dinañ génn uti bagage commencé di jaay mais ku génne dana daje corona bi. su boobaa kan mooy responsable yow ñu génne financement bi. mais soo ko bàyyee ñu toog ñu ñëpp dinañ toog nga nangu sa ndigal ne kilifa nga toog déglu ba doo bokk ci ñu ne président nee na lii waaye kii def na lee. parce que def na léegi mooy buñ nee toog leen couvre-feu telle heure la nga ne ma du ma toog heure boobu damay génn daa fi indi problème. buñ nee rester chez vous nga ne du ma rester chez moi damay travailler am naa moyen banque bi daf may financer jël jigéen ñi jiital leen mais bu ñu génnee nekk ci marché bi di buuxante yokk kaay mais yow tamit ci nga bokk ci responsabilité boobu nga bokk. kon nag il faut nga am benn idée patriotique. il faut nga nekk patriote. nga nangu li ñuy joxe ci ay directives xam fi nga bokk seen discipline nga topp ci discipline boobu. parce que tamit dina am koo xam ne lu ko neex rek la xam mais yow nga xam yow mi dem ba jiite ko. am sa maturité ba jiite ko. yow nga xam lii yoon. donc am na koo xam ne lu ko neex la xam. yow da ngay xam lii yoon. parce que sa doom mën nañoo gis ànd bi mu am xel loolu moo ko neex da ciy famille ji mais yow yaay xam ne lii du yoon ndax su ma ko bàyyee mu lakk ca yaa koy téye te pourtant saa yi boo ko téye nag day jooy parce que day yaakaar ne danga koy xañ liberté. fekk na yow li nga koy dimbalee. mooy bañ a gaañu. donc message yooyu pour mu jàll. da nga koy waxtaanee ak jigéen ñi. actuellement sunu bii ñu war a commencé 1800 femmes dañu war a commencé. 1800. 180 groupes de 10 ci 64 localités. sur 64 localités 4 régions la ñu commencé bi Dakar Thiès Fatick Diourbel. xanaa ak Kaolack 5 yi dañu war a commencé nii ñu war a dem ci 64 localités mu nekk 1800 personnes 180 groupes de 10 loolu laa war a commencé. tey jii buñ la laajee ne la yàgg nga dégg financement laata nga ciy dugg am ñoo xam ne tey buñ ko dégg tey seen fit day dem ndax am na ñu ci daan jànkonteel lan mooy différence bi ak te ndax tey am na ko toog këram tey à travers Ami TV mën na la diglu pour mën a xamee ci télé bii di Ami TV lan mooy différence bi sans autant nga tudd kenn sans autant nga xas kenn parce que financement am na ñu mu tiital parce que ñi leen ciy dugal du ñu am benn suivi comme li nga wax lan mooy différence bi. waaw mooy li ma la wax léegi rek. gis nga communication. la communication. c'est la base de toute chose. man nag damay communiquer. te ku ma jege xam na loolu ci man damay communiquer dama lay expliquer li nga xam ne moo fi nekk. ndaam liggéey toujours day am loolu ñoom ñooñu tey xam ne bu ñu déggee financement seen fit day dem. c'est parce que moyen état day am ci nit. état ñëw jox la ne la kaay nga dem nga jóg ñëw di dem am na volonté. mais parfois ci sa entourage ñooñu lay fàqastal. yow da ngay jóg nga jóg ñu yónni la benn affaire moo nekk féem da ngay yónni kii mais toujours dina am koo xam ne ndoonte jege na la mais déglu li ngay dund gëmu ko mais ci leneen di gëstu di lijjanti say tànk pour gor la loolu day indi faay ci ñenn ñi def ay financement. mais est-ce que projet DER nekkoon na loo xam ne am na relation ak ci say financement. man DER man ma dem lu média laa nekk presse baa ngi toog na ko nekk dem lijjanti dem xool. ku ci gis turu madame Loum ci DER na ñëw wax ma ko da ko génn ba DER amee bokkuma duggul ma ci samay nit man femme émergente nañ dem vérifier DER lu mu am lépp ñu xool fan la ci femme émergente génn ci biir DER amul parce que lu tax man dama bëgg su ma tëddee ma nelaw dama bëgg sama téléphone bi ku ma woo ma wuy la xëy na su ma jàppee comme nii man la même sama pare ma rappelé la parce que tey jii financement DER fan la mujjee police procureur préfet prison loolu ci bind de 4P. parce que nga doon joxe à l'aveugle di nga ko jox sax mais bañ koy joxee man bettuma pour mu egsi foofu. parce que nee naa la lii dama ko mokkal. lu tax bettuma pour mu egsi fii. c'est parce que dafa nekkoon moment d'élection. te message bi pour mu jàll femmes yi xam ne kat lii. avant élection wo après élection wo président Diallo dañ ko war a fay message boobu génn parce que ba doon suivre parce que tey noo waxee dañ naan indi sa document dañ lay financer nangam nga dem liggéey kooku day jàpp ne bu amee financement bi war na la jàppale ci élection yi. léegi jàppale na la ba élection yi génn jàll ngeen kon moom financement bi
warut a fay. parce que président dañu waat na et voilà le problème de DER. ak tamit beneen problème boo xam ne yaakaar naa ne tamit mu ngi sa xel ma maanaam tamit joxe ko tamit joxum gumba ndax di nga ko jox kuy tëdd di nelaw mu nekk tamit lu doy waar. xam nga financement. ñun bokkul ak li ñuy def. ñun développement lañuy def. c'est-à-dire ñun dañuy dem wër dañuy dem seeti ki nekk en action xam naa li nga mën xam naa luy sa capacité moo tax ma def barème de 50 000 à 1 million. boo laajee benn 200 000 ma xool ne su ngoon jotee li nga soxla juste mooy loo jëndee sa fonde toog ci buntu kër gi di jaay. mais boo ma laajee 200 000 mën na koo jëndee loolu. soo ma laajee 1 million bëgg a teg sa benn taabal di jaay ma daal mënu nekk donc da ngay xam ne kii capacité de travail fii la toll. donc am na ñuy am 50 000 ñii 200 000 ñii 300 ñii 500 750 ba 1 million. kon say financement dafa xaw a am benn dafa xaw a similaire tuuti ak ni ko banque di defee. waaw man trace banque lay liggéey. vraiment man trace banque lay liggéey. moo tax ci système bancaire lay doxee ci banque bi lay topp parce que ku ma ciy financé dama la naan du financement wu président Macky Sall ndax mosuma ko gis. du financement wu Marième Faye Sall soxnaam ndax mosuma ko gis. du financement wu benn ministre ndax benn ministre yónni ma man madame Loum maa jóg jël sama link utiliser ko indil leen pour ngeen liggéey. ku ci jël banque bi da ngay fay man lii mooy sama message. banque bee mu wóolu jox ma ne ma am financé seen jigéen may ànd ak ñoom di leen financé mais lu ci waay jël da ngay dem nga fay ko. musuma toog ak président Macky Sall musuma toog ak soxnaam xaw ma ko guddi xaw ma ko bëccëg musuma utiliser lépp loo xam ne fonds wu état la musul dugg sama loxo bi musul am. kon yaakaar naa ne tey ça n'a jamais existé. bu ñu waxee tuuti ci politique yaakaar naa ne tey jii kon nangu na ne information jot dese na jàll ci biir gouvernement bi parce que tamit lii nii ñu bari dañ koy wax moo tax tey ñu ñëw fi mooy sa mode de financement ni mu fiable ni mu limpide ni mu propre ba tey nga taxaw toog wax nañu mosuloo gis président Macky Sall mosuloo gis soxnaam. te naka nga jàngatee loolu. non amul jàngat c'est très facile ah loolu c'est très facile président amul jot boobu. lu tax mu nommé ay ministre pourquoi mu joxe ay autorité ku nekk mën a jëlee poste bi mais kenn ku nekk war naa mën a am lu ma seetante ak moom sa président yow du ci nekk parce que président li ko itteel mën a dëkk bi dox mais boo xalaatee ne su ma yóbbu ma dalum ci président jox ko sama place mais fu ma gisee président wala ah parce que man li may def defuma ko pour ay gis ne kon damay arrêté lu tax ma defaat encore lancement lu tax mënumaa toogaat ne man sonn naa lii parce que defuma ko pour ay le président Macky Sall defuma ko pour ay ki dend ak président Macky Sall mu jiite Sénégal te li mu jiitee Sénégal doy na ma mu war a andi sama appui ci li muy defal waa Sénégal man na réussir rek na nekk ci jàmm lu ma def xam ne bu ma ko defee le président nekk ci jàmm ndonte yëgu ma mais yàlla yëg na ma man su ma président fayee yàlla war maa fay ñu ne ma kaay choisir ma ne dama yàlla fay parce que moom da lay fay ak nga fay la àllaaxira xam ne président fekk la may fayee te xam na mën na balaa may jógee pale ñëw ci yoon bi ñu sàcc ko ci yoon bi ma bare ci alors que yàlla boobu loo ko fay dala koy dencal ki def caaxaan mënu faa yegg ka lay fexeel mënu caa yegg wala déet loolu laa gëm sama réew laa gëm ma bàyyi lépp à l'étranger ñoo toog jël sama expérience jël sama temps jël sama alal boole lépp ne waa Sénégal li immigré yi di jël di ko denc ca banque ya amoo problème def ko ci immobilier amu ci problème mais man damaa ñëw dénk sama lépp askan bi doomu aadama laa ko dénk xam ne benn nit du toog ne man de tekki naa ci sama àdduna ak sama njaboot te man ci ma doom lu mu laa jaar man loolu rek doy na ma état musuma may billet màkk li may maye ay billet màkk at bu ne ma joxe ay billet ba ren jii 29 mars laa naroon dem Grand Théâtre 29 mars bii passé lañ naroon dem Grand Théâtre Covid bii moo ko arrêté laajal ku la neex Sénégal gépp yëg nañu kuy oote Grand Théâtre di def conférence kooku nag xam nga ni li muy def am na fu mu ko teg mais Covid bee tax ñu arrêté ko te su ma demoon suñuy billet màkk dañ koy maye. te billet màkk yooyu benn yoon laa mos a am billet loo xam ne bokkul ci ñun waa femme émergente muy waa Madaar
à part waa Madaar beneen billet mosul jógee ci mbedd dugg ci sama biir liggéey lépp maa koy wuti ci fonds propre ñoom may jigéen ñi ndax bugguma état génn ay billet mag ñoom du ñu am bugguma état indi ay xaru tabaski ñoom du ñu am 2017 2018 joxe naa ay xar 500 moutons laa joxe tabaski may ko jigéen ñi nañ leen laaj liste yaa ngi fii kenn ku nekk numéro téléphone am ngeen woo ko ngeen laaj ko du waa Bambilor du waa Sicap Mbao du waa Xaar Yàlla damay joxe ay pañi ndogu tàkku sànni lépp laa leen di defaral ku ci nekk damay def sama convoi oto ñëw ba sa jàkk jox la say marmite du cœur defaral leen ko lépp lu ñuy jox activité ci Sénégal femme émergente da koy def parce que bëgguma ñu ne état mi ngi def lii te man awma ci te comme mënuma am accès ci la état yor ma yem ci li ma am leneen ñaar dërëm yi da laa am ñu nangul ma ko lool nag goreel lool nag waaw waaye madame Loum